xibaar yi ci RFM. ñeenti waxtoo genn wàll sënkam ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. jëkkalaat toogaay bi ci dëkk bi ak dëkk yu mag yi ca Touba lu wër jumaa ja ministre de l'urbanisme Abdou Karim Fofana ni bëgg na nag ñu gën koo soppi rawatina ña fay jaay. G7 di kuréel gu ëmb ay syndicat yu am doole yi ci réew mi tey ji nag ñu daje ni bëgg nañoo xool daal nu ñuy def ba janoo nguur gi ci li président de la république ni salaire yi kenn mënu koo yokku. weer tey ji waa hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène ba nekk ca kees di grève ba léegi nag amaguñu tontu ci li nga xam ne moom la ñuy ñaxtu mbaa nag kenn koo xam ne jóge nga ca ministère de la santé daal di dem wax ak ñoom. dialogue bi dox diggante politique yi ak waa gouvernement bi tey jii tàmbali na ñu doon ko waxtaanee ci ubbiteeg Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur ñu ni fukki fan ak juróom-benn ci weer wi dinañu dajewaat xool TDR yi di terme de référence yi ponk ci waxtaan yi ak nus ci jëmee am ci opposition ba ñoo xam ne nag nee ñu dañoo bëgg kilifa gu farewul fenn daal di jiite waxtaan woowu moom ministre bi nag ni loolu dàq ko Barthélémy Dias ni ñoom wuy jiwuñ li ñu bëgg fi ne nii mooy Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall bañatee am leen teg yoon. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram lay doon quartier vert ak li ci yéene kaay. Makumba Bey ñu tàmbaleek lu leer jëm ci Aly Ngouille Ndiaye ak gendarmerie bi ñu ne léegi am na sañ-sañu mën leen a woolu nag saa yu ko neexee mu ni du lu bees ka ko jiitu foofee ca ministère de l'intérieur ka ko fa jiitu sax amoon na sañ-sañ bu ni mel ci ab décret bu ñu ni nag génn na ñu daal ciy déglu moom Aly Ngouille Ndiaye ci micro Mouhamed Alimou Ba. maanaam li ñuy wax man tey si ko sax dama ko déglu tey si ko dama xëy xaw a jaaxle ma ne soxla si wax man te bis ma tey maa ngi gis ay message yu ko yónnee di wax législation lu xew te yëgu ma ko après nag il a am problème am mais dama xool ci internet bu ma dul site bi ma ngi ma dem gis xaw bu mu jógee ma dee loo xam rek que du lu bees c'est-à-dire que en matière de police administrative ministre intérieur ko doon police gendarmerie du lu bees man juillet 2017 déjà gis nga mission ci la nekkoon c'est-à-dire ci ñaari mission yi ñoo jot lenn moo ci changé mooy date bi ak numéro de lii des yëpp dara changé président yokkul moo dindi lu ma dara par rapport ak 2017. mu nekkoon Aly Ngouille Ndiaye dialogue bi tey jii ca kaddu yooyee foofu la koy yëkkatee mu daal di xamle ni kon fukki fan ak juróom-benn dinañu toogaat ñoom waa société civile ak ñi ko seq ci wàllu ponk yi ñuy waxtaanee nus ci def ba jëm ca kanam. ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seq ñu ni nag bëgg nañ daal kilifa gu farewul fenn jiite ndaje moomee Mouhamed Alimou Ba. ci rencontre boobule opposition significative bi boo xoolee bu baax mi ngi yoon foofu PDS kese ak PASTEF ñoo ci nekkuloon ministre de l'intérieur génnee nag terme de référence yi nee leen ku nekk mën na ci discuter def ay amendement balaa rencontre 16 mai bii di ñëw. waaye nag opposition bi lu mu bëgg mooy beneen personnalité bu neutre pour jiite concertation yi. Makhtar Souran laa tudd man la opposition yebal tey li nga xam ne moom la ñu war a def mooy ñëw nañ waaye dañ ni kat waxtaan wi bu ñu fekkee ni dañu bëgg waxtaan wi jur dara il faut que ñu créer lu ñu tuddee commission cellulaire nag mooy benn kuréel bu xat bu tuuti lay doon boo xam ne ñu koy composé du ñu bare waaye dañuy seet ay nit ñoo xam ni ràññee nañ leen ci ñàkk far maanaam ñu indépendant lañ ñu conduire débat yi. Aly Ngouille Ndiaye ne loolu mën naa am waaye nag nañ ñëw ci table de discussion bi mu woo ci PDS boo xamante ni nee na du ci bokk jàpp ni foog ñu libéré Khalifa Sall foog itam Aly Ngouille Ndiaye jóge ci ministère de l'intérieur bi organiser élection yi ci loolu nag nee na moom ki ko fa teg moo ko fa mën a jëlee ci concertation yi nag mun nañ jàpp ni ñaari bloc opposition moo am ay radicaux yoo xamante ni ñoom daanaka waxuñu jàll ci dialogue boobule PDS ak PASTEF ak ligne boo xamante ni dafa seddal tuuti mu wone nii rek yëf yi daanaka mi ngi changé ci l'opposition gannaaw seen boycott bi ñu defee woon ci processus électoral bi mu mel ni daal l'opposition tiré na leçon boycott yi ñu defoon ci processus électoral mi may majorité bi gagné présidentielle 2019 dès le premier tour. Barthélémy Dias maire Mermoz Sacré-Cœur mooy maire ba nee na nag ñoom du ñu wuy ji fi ne nii li seen farata daal mooy Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall teqali kook yoon ci téye gi ñu leen téye ñu déglu ko ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jéen. Sénégal fu mu tollu tey
soxlawul dialogue politique lu Sénégal soxla tey mooy dialogue national te ku woote dialogue national munoo daanaka bañ a woo syndicat yi parce que tey Sénégal daanaka yàlla baaxee nañu gaz yàlla baaxee nañu pétrole yàlla baaxee nañu ay mine te suñu amee loolu yëpp président Macky Sall taxaw jàkkaarloo ak travailleurs yi liggéeykat yi ne leen daanaka du am augmentation ci seen salaire duñ ci gis seen bopp du ci am benn xewal kooku tamit xel mënu ko nangu moo tax ñu ne ñun dialogue nangu nañu que Sénégal dëkku dialogue la dañu doon waxtaane lépp wante dialogue te am ay conditions te tant que Khalifa Sall mi ngi ci kaso bi dañ jàpp ne ni ñun suñu place du ñoo waxtaan ak nguuru Macky Sall bu ci tegu tamit mooy tant que Karim Wade ak PDS ñu ngi leen di chantage bu ñu leen di chantage ñun mënuñu gis suñu bopp ci benn dialogue parce que Sénégal dañ koy pencoo te ñoom lu ñu gis ci ñoom tey nguur gi mooy dañuy jéem a xool nu ñuy pàccoo Sénégal ak ñu nangu pàccoo Sénégal ak ñoom te ñun ànduñu si loolu bu ci tegu tamit ñu bokkal coalition Idy 2019 ak ñu ngeen xam ne ni bokk nañ ak ñoom Front de résistance nationale wax nañ leen mënuñu bokk te mënuñu ànd ak kuy nangu bokk ci dialogue bi te Khalifa Sall nekk ci kaso bi loolu képp ku bokk ci ñun te nga nangu ànd ak Macky Sall waxtaan ak Macky Sall te Khalifa Sall ngi ci kaso bi daanaka luñ jàpp mooy yow yaa initié rupture bi suñu diggante. RFM rajo askan wi. ñu daal di wéy ak yéen ci biir xibaar yi jekkalaat toogaay bi ci dëkk yu mag yi muy désencombrement bi nga xam ne gouvernement bi nee na farata la ci ñaareelu mandat bi ñu tàmbali woon ko Ndakaaru waa Touba nag di waaj a jot seen wàll tey ji ministre baa nga fa ci CRD muy amal jamono ji sax waaye jot naa xam ne daal ni la wër jumaa ja moom bëgg na ña fay jaay ñu seet nu ñuy def ak ñoom Mariama Diop. lépp luy activité économique wër jumaa ji fii ci Touba Mbacké Abdou Karim Fofana di jëwriñ ju ñu dénk wàllum urbanisme logement ak hygiène publique jàpp ni lu fa war a jóg la ngir wormaal bërëb bile loolee bokk ci lu njëkk lu mu nar ngir ay projet am fii ci Touba Mbacké. li ñu fi andiwoon tey nag njëlbeen bi mooy doxee ndigalu président de la République Macky Sall daf ñu jox ndigal nañ dañu tàmbale seet si sëñ bi siyaare si ko wax ko suñu mébét ci liggéey bii nga xam ne moom la ñu dénk mooy mbirum hygiène publique ak désencombrement. bëri na loo xamante ne ci ay activité économique maanaam ci yëngu war nañ seetaat fi ñu koy def damay jël benn exemple rek lu mel ni tey marché gerte dama jàpp ne dëppootul mu nekk 300 mètres ak jumaa ji ndaxte lu jege jumaa ji yeeyoo na leneen lu dul marché bu ñuy bàccee gerte am na fu ñuy wax gaar bu ndaw la defe naa boo leen ko gisee ni mel defe naa ne dëkku sëñ Touba yeeyoo na leneen lu dul loolu Touba yàlla daf ñu dimbali ba li nga xam ne moom la ñuy jooytu Dakar di ko jooytu feneen maanaam ci wàllu organisation setal ak wàllu désencombrement population yi ñoo ko téyel seen bopp. Touba pare na ngir gunge ko ci lu ni mel loolee di kàddu Cheikh Abdou Latif Mbacké moom nag moo jiite lépp luy assainissement ak set sellal fii ci Touba Mbacké ci ndaje ma itam moo fa teewal ki di xalif général des Mourides. lii ngeen xalaat bu ñëw te suñu njëriñam noonu li ngeen fekk ay nit lañ yoo xam ne xam nañ li war a bëgg nañ li war a bëgg ku ñëwal ngir dimbali noonu danañ la yombal dimbal la ndax dañ koy fekk suñu loxo incha allah moo ngi ci ñaan ndam ak ndimbalu suñu borom barke sëñ Tuubaa yàlla defal leen ndam. fan nañuy jaar naka lañ koy amalee ngir jëmbat projet yi lee lu ne mel moo tax ñu jubali foofee ca Diourbel ci ab CRD bu ñu amal foofee Mariama Diop Touba Mbacké ngir rajo Futurs Médias. G7 kuréel gi ëmb syndicat yu mag yi bëgg nag gouvernement bi soppi aw doxin ci li président de la république ni salaire yi fi mu ne nii mënuñu koo yokk ndax yan bi diis na lool ci gouvernement bi ak masse salariale bi taxoon nag tey jii ñu daje ñoom doon ko waxtaanee Aji Maguette Ndiaye. ñu mer ba futtu waa G7 rafetlu wuñu déclaration bi njiitub réew bi def ci système de rémunération ci biir fonction publique Abdoulaye Ndoye secrétaire général bu CUSEMS. li ko wundu mooy président dafa comme ni muy koy defee at mu nekk 1er mai recevoir centrale yi pour jël seeni doléance mu daal di ñuy wax ne moom fii mu toll ci réew mi koom amatu fi te fas yéene tut yokk benn salaire. ñoom nag li ñuy ñaan mooy ñu organiser waat système bi ngir ñu mën a yegsi ci dialogue bu stable te Cheikh Diop secrétaire général bu CNTS/FC moo leen siy jàppale. G7 def tey dañ ci kontaan parce que loolu lañ doon ñaan dañu bëgg ñu organiser waat bëri bi parce que problème bi foofu la lii leen naqari ba ñu wax ko ndax ñu ci administration moo naqari ñi nekk ci centrale yi mais aussi moo naqari ñi nekk ci secteur privé parce que déclaration président dafa fay yaakaar ji amoon ci négociation secteur privé sax kon jàpp nañu ne war nañu taxaw pour que ñu wekk war nañu taxaw pour que suñu dignité ñu delloo ñu ko war nañu taxaw aussi pour ñu négocier.
te syndicaliste yooyu ñi ngi woo force vive yi nekk ci réew mi yépp ngir ñu mën a satisfaire seeni revendication yeneen i syndicaliste yoo xam ne seen xeex ngi bëgg a yàgg nde weer ci tey jii ñu grève hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène ba ca Kees ba tey nag kenn waxul ak ñoom ca ministère de la santé bi leen yërëf Cheikh Anta Diop. ñi ngi fii ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès daanaka way feebar yi ñi ngi dugg ko génnaat. da nga faju si woon. waaw faju nga ba pare. te wax mu ñaan la dégg nga. di nga wër ak jàmm dégg nga ni ngeen grève bi nag. moo ñu sonal de chaque jour grève ñu ne jàmm leen ñëwaat la nii rek. service yu bëri de daanaka ñu ngi topp grève bi liggéeyuñu rawatina ñi yëngu ci wàllu paj mi bokk ci syndicat bi du SUTSAS daanaka boo demee ca urgence foofu way tawat yi ña nga fa fees dell way tawat yi nee nañ li ñuy naqarlu moom mooy grève bi dafa yàgg lool. Diallo vraiment am na lu muy def ci maladie parce que bon comme nga yor sa malade toog ñu war koo fajuñu ko te yow fii rek nga yaakaar boo ñëwee day xaw a miti. yow fan nga jógee. waaw man maa ngi jógee Mbour 1. yow yàgg nga. am na taawalo. grève hôpital musta baax ci àddina lépp parce que fii ku sonn rek fii ñëw foo xam ne yow soo sonnee fa nga jublu waaye ma ne nañ ci gaaw liggéeyantu ko te yàlla dimbali la. kii Kayar la jógee ñi ngi ko fekk ci service traumatologie orthopédie moom nee na doomam la fi indi woon dimanche ba léegi. maa ngi fii depuis dimanche fajaguñu ko ba léegi mu ngi woon urgent fii nañu koy indi bërki démb xaleel la waa. mais dimanche ba léegi kenn faju ko. déedéet kenn faju ko ci dafa metti nu dawal yërmande am lu nu bàyyi ñii tamit am lu nu bàyyi bu ko defee kenn ku nekk nekkaat sa liggéey. ndaje daañu ko door tey jii ci suba ci diggante directeur hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès partenaires yi ak ñii di grève bootu ci syndicat bi du SUTSAS daañu waxtaane ngir fexe nag indi saafara ci grève bi nga xamante ne weere nga nii muy am fii ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. ñu daal di wax ci wàllu courant bi ak baisse de tension bu am ca Kellimane ca boori Kaffrine ñu ni nag yàq na seen liggéey ñoom jigéen ñi nga xam ni dañ cee misé woon nag ngir jaay glace ci koor gi ba tax seen mer ñu xamle ko Omar Ndiaye. askan wi yeewu ci diwaanu Kélimane bokk ci commune bu Nganda mer lañu def moo tax ñu wàcc ci mbedd mi di ñaawlu néew doole gi courant bi néew doole ci seen gox boobu. fii si Kélimane courant bi baaxut santut yàlla imagineel nga woor ba ngoon war a naan ndox mu sedd sa glace gi baaxul sa frigo bi di daw ngay fay te doo am glace gu baax. ndax frigo lañ yore mbala ñooy fexe ba am si glace kon ngeen jàppale ñu si courant bi bii ndox amuñ buy courant amuñ te facture yi seer nañ te jigéen ñi ala fa fu ñu mënta jaar dañ. gannaaw jafe-jafe yooyu mi ngi jamono joo xam ne fii ci doonu Ndoukoumane tàngoor wi tar na fi lool rawatina nag ñu nekk ci jamonoy koor tax na mbuusu glace jamono ji ñu ngi koy jaayee juróom fukki dërëm. mënuñu ñàkk a jaay mbuus juróom fukk ndax courant boo takkee ndox mi dana am juróomi fan mu doog a nekk ndox mu sedd kon nag mën naa ñàkk a jaay ndox mi mbuus juróom fukk métti na lool nag suñ côté ñun ñu koy jënd ndax yoruñ xaaj bi. sonn nañ torop ndax ñun lii si la ñuy daan suñu doole si la ñuy yëngu wàllu frigidaire yi weeru koor bu jot nag dañuy gën a sonn waaye ren moom dara zéro lañ taxaw ren moom ndox buñ naan sax amuñu. lu ni mel nag moo tax ñuy sàkk ci autorité yi ñu gaaw saafara seen mbir ngir ñu gën a mën a ñoŋal seen dundu Kaffrine Omar Ndiaye RFM. agence ba nag jokkoon nañu ko ñoom ñu ni dinañ leen yóbbul ab transformateur ngir mu saafarawu ci saase Senelec ba tey ak jafe-jafe yu mu nemmeeku ca diwaanu Diourbel ñu ngi leen ko doon xibaar démb ci guddi waaye nag nee ñu loolu yëpp fi mu ne nii léegi mu faree ginnaaw ak ay liggéey yuñ ci sumb bokk ci lu ko doon waral nag lakk gu doon am nag ca gouvernance ba Léemu Faye chef service distribution bi te njaareem lañ ciy déglu ci jokkoom ak Babacar Diouf. courant coupé na fan yi Diourbel yëg nañ ko mais am na lu si taxoo si condition température bi ne si biir bi ñu constaté si fan yi Diourbel ak li ko wër yu teg ay 46 degrés et aussi fekk ñu nekk suñu programme préparation hivernage di coupé pour dagg ay garab di coupé pour entretenir suñu installation yi amoon fii défaut bu taxoon ñu coupé courant wu dëkk bi ndax lakk bu amoon Diourbel loolu daal mooy li tënk ne amoon nañ fi ay coupure mais du coupure parce que Senelec dafa am jafe-jafe togg wala jafe-jafe transport waaw c'est circonstanciel et on est en train de dérouler un programme de maintenance ñu ma sawoon ak clients yi bu fa daje tàngoor mu tàng ku ne xam nga su tàngee courant wu 2 minutes bu coupé rek ça va faire ses effets gouvernance dañu isolé woon rek pour sectoriser ko bon waaw amoon nañu pataar benn ak tàngoor bi benn fil bu doon laalante kii bi naaj bi dañ ba tàng technique la nag moo tax peut-être mënuñu egg si débat yi waaw ñu ngi déroulé programme de maintenance bi et pour Diourbel dinañu pare durant le mois de mai biir mois de mai waaw loolu moom vraiment waruñu sax ne di wax di si toog daal parce que mënul nekk waaw dundu institution continuité la donc waaw te vraiment amuñu benn problème de système vraiment problème de système amu si c'est des situation nit mbir yu am la si heure bii rek mu tombé ni tàng na nit mënut a muñ courant bu coupé. RFM Sport.
tàggat yaram Seydou maa ngi leen nuyu. di la fay Makumba. ñu tàmbaleeg football tàmbaleeg coupe du Sénégal. quart de finale yi ci jamono ji nag ñi di waa Gorée ak Jàmbaar ku ne am benn bal ci benn weesu nañu juróom-ñetteelu fukk ak simili xam naa yàggul match bi jeex dinañ ci ànd ak kii di suñu reporter bu ñu fa toogal kii di Ndongo Ka foofa ci stade Alassane Djigo bu Pikine bu juróom waxtu ci nag UGB ak Linguère ca stade Ngalandou Diouf bu ci sax jamono ji tamit ñi di waa Teungueth FC ak Oslo FA National 2 ca stade Mawade Wade ci sax jamono ji tamit ñi di waa UGB ak waa HLM Grand Yoff ci National 2 ñoom ñoo fay daje ci jamono ji nag moom mooy leader Ligue 2 bu football di CNEPS Excellence moom moo am taxawaay bu baax ci jamono ji la ngir nag fexe ba jëm ci nu mu gën a kawee ci footballu Sénégal lii nag li ko waral mooy partenariat gagnant-gagnant diggante Académie SMAS bu farum France ak ñi di waa CNEPS di nag lëkkaloo boo xam ne dina dimbali ñenn ñi sax jóge fii ci Sénégal bu tele biti réew ngir ñu wane fa seen i mën-mën ñu déglu ki jiite boobule académie Nicolas Benichon. En jouant avec un maximum de jeunes joueurs. boo xoolee ñun suñu équipe dafa bëri ay jeunes ba tax na dafa di mbir mi nga xam te ne yittal nañu aussi suñu diggante ak ñi nga xam te ñoo di suñuy partenaire boo xoolee équipe première bu CNEPS Excellence bu Thiès ñu si bëri si ñoom voilà ay ndaw lañ te si ñun la ñuy faral di jógee équipe yu mel nii ay jàmbaar yu Saly wala ñi nga xamante ne ñoo di waa Génération Foot ñoom bokk nañ si ñu xàll yoon bi ba tax na ñun ba ñu ñëw itam daal daanaka daal dañoo gën a fital léegi nag gis nañu ni que CNEPS Excellence nag jafe-jafe bi nga xamante ne am nañ ko ak suñu partenariat ak ñoom moo di communication bi dafa xaw a suuxe ba tax ni fi mu toll nii ñun danañ esté ci mbir moomule ndax am na ay joueurs yu bëri nga xamante ni bawoo nañ fi daal di wutali biti réew te si ñun ñii lañ daal di jógee daanaka ñu bëri xamuñu ko léegi nag loolu la ñoo fas yéene rectifier ngir fexe kon bokk ni ñu gën a ñoŋalee suñu diggante ak ñoom ngir bu ko daal defee daal lépp li nga xamante daal ñu ngi koy séntu ci gile partenariat yàlla defal ñu ko léegi nag lu ci des moo di liggéey kese la te loolu nag dañ def suñu kéem kattan ngir fexe kon bokk nu mu àndoo ci nu mu gën a de créer des partenariats en fait avec le club sénégalais. Nicolas Benichou. ñu wax ci Angleterre daa mel ni seen football fi mu ne nii moo jong ca Europe. waaw bu ñu sukkandikoo ci seen résultat yu mujj ci yenn club yi lu ci mel ni final Ligue des champions yi nga xam dina la boole ñaari club yu réewum Angleterre Liverpool ak Tottenham loolu sax moo nar a amaat ci Ligue Europa ñu ragal sax mën naa nekk diggante Chelsea ak Arsenal Soda Thiam. lu ñeel demi-finale Ligue des champions yi mbetteel kese nañ ci am gannaaw ba ñu gisee remontada bu Liverpool def beneen club anglais itam def na li ñu mel mu di Tottenham ci loolu nag ak laaj di sampu ndax championnat anglais bi léegi dafay dominer football européen bi technicien bii di Djibi Fall di ñu xamal ne lu nu mën a jàpp la. football bi ñu daan def mooy football bi nga xam ne c'était un jeu très direct mooy maanaam dañuy jël sànni ci kaw daal di njëkkante deuxième ballon yi mais tey boo xoolee entraîneurs yi nga xam ne ñëw nañu indi beneen football la football boo xam ne dañuy teg bal bi non seulement di football di xalaat waaye it football boo xam ni dafay engagé wu maanaam détermination dem ba jeex la daal te loolu aussi dafa am solo ci football tey pour mën a gagner ma jàpp ne rek ñaari équipe yi nga xam ne tey dem nañu final ci Ligue des champions bi wane na ko. naataangoom bi di Badara Sarr nag moom giseewul ni mel technicien wu Casa Sport bi nag daf ñu xamal ni teel na ñu jàpp ne championnat anglais bi mooy dominer Europe. ñëpp dañu leen waxoon ni toog nañu donc ñoom sur le plan technique sur le plan football ak lépp demoon nañ ba xam ni am nañu ay limites presque ñëpp joxoon nañ leen ni toog nañ mais dañu indiwaat leneen ci football bi loo xamante ni peut-être dafa am doole ci football mooy jàpp te bañ a bàyyi est-ce que loolu rek doy na tamit loolu après peut-être ci année yi di ñëw dañ koy xool est-ce que li ñuy wax feu de paille la wala est-ce que dina continuer loolu mooy question bi nga xamante ni war nañ ko mën a poser wu. ak lu ci mënti am daal ab club anglais moo nar a toog ci boppu footballu Europe bi ci saison gi ñu nekk gannaaw ba ñu toogee juróom-ñaari at te gisuñu lu ni mel rax ci dolli nag ñu war a xaar ngir xam ñaari club yi nga xamante ni ñoo war a finaalu lu ñeel Europa League bi foofu itam mën nañ fa amaat boo deful ndànk ñaari club anglais. tey sax di demi-finale retour ba Ligue Europa Soda Thiam tey ci ngoon la bu juróom-ñaari waxtu jotee Valence ak Arsenal na sax moom moo ko dóoroon ñetti bal ci benn ci tamit ak Francfort ku nekk amoon benn bal. Makumba fi la ñëm ci xibaar tàggat yaram. jërëjëf Seydou ñu fekki ca Kédougou quartier vert ak Ibrahima Diabakhate. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm fii ci Kédougou.
ñu waxtaanee tey Falémé di déeg boo xamante ne mu ngi toll ci 430 kilomètres tey nag déeg bi nga xamante ni 25 ci téeméer yoo jël ci ndox yi nga xamante ni ñoo nekk ci fleuve Sénégal fa lay bàyyeekoo ci yàqu-yàqu la jëm li ko waral mooy ñi fiy ut wurus. Je m'appelle Fadiata Dafa, c'est le village de Douriba. De Kédougou, ça peut aller jusqu'à 110 comme ça. Situation fii moom suñu dex bi moo ñu jaxal quoi parce que gars yi ma lay ñoo ñëw di tilim suñu ndox di def lépp suñu ndox léegi amatul jën pour lekk amatul yoon léegi pour jàll loolu mooy suñu problème. lan moo waral situation bi lan mooy yàq fleuve bi. affaire Jura la quoi. affaire Jura la ak dragueur ñoo yàq suñu kii bi dex bi quoi. yow lan lañ def ba yàqu ko. dañ ñëw liggéey si dex bi di creuser pax bi loolu moo tax ñu yàq ko ay utiliser ay produits boo xam ne c'est n'importe quoi on fait n'importe quoi ay produits ay yeneen affaire tamit dañuy gas ay plus de je ne sais pas 500 mètres de profondeur nit boo jàll boo wàcc ci kii bi pax bi da ngay dee. auparavant côté bi nii sax fi ngay ñëw di jaar di dox dem amul benn problème auparavant mais instant bi nii doo ko mën a def parce que am na pax ci biir et c'est très profond. même keroog am na kii bi yeneen kii bi dragueman dafa dee fii dafa dee ñii yóbbu ko Mali kenn mënu ci dara. ngir aar Falémé nguuru Sénégal jël na ci ay dogal suñu sukkandikoo ci ki ñu toftal ci gouverneur bu Kédougou yor lépp luy administration di Jean-Paul Malick Faye. dañ ñëwoon fii au niveau de la Falémé pour xool constater vraiment pollution yàqu-yàqu yi nga xam ne ñu ngi am fii ci Falémé bi te li ko waral muy di orpaillage bi ñu gis ne Falémé dafa am solo pour fleuve Sénégal 25% apport fleuve Sénégal ci Falémé lay jëm donc suñ ko sauvegardé wul dina am ay conséquences néfastes ci fleuve Sénégal te ñëpp xam nañu fleuve Sénégal rôle économique bu muy joué donc loolu taxoon ñu ñëw fi vraiment pour informer population yi sensibiliser leen yàqu-yàqu yi nga xam ne ñu ngi koy def ci Falémé bi waaye loolu su weesoo tamit dinañ vraiment teg daan ñëpp ñi nga xam ne tamit ñu ngi def ay activités au niveau de la Falémé parce que di nga informer wax nit ñi mais foo jaar moom ñu am ñoo xam ne dañuy dëgër bopp du ñu bëgg a déglu te loolu nag su amee vraiment faut qu'on prenne nos responsabilités également ñu sanctionner réprimer ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi mëne di def ay yoo xam ne du naka suudul noonu te loolu tamit su fekkee Sénégal rek da ko bëgg a def du jàll parce que problème bi du problème mu Sénégal kese problème mu Sénégal problème mu Mali la foo ñu am ay actions yoo xam ne dañ koy combiner entre force de défense et de sécurité nekk fii ak force de défense yi ñun suñuy def action te ñu ne defuñu action tamit problème bi du fi jógee may fàttali nag rek ne état du Sénégal moom amul benn couloir d'orpaillage boo xam ne joxe na ko su lu jege fleuve bi. ngir dogal yooyu lay gën a am doole indi tamit saafara Sénégal Mali Guinée ak Mauritanie di ñeenti réew yu bokk ci OMVS war nañoo lëkkaloo suñu sukkandikoo ci Amadou Lamine Ndiaye mooy directeur de l'environnement et du développement durable ca OMVS. nag moom nekk na loo xam ne biñ ko jëkkee nemmeeku 2015 yónnee nañ fi benn mission bu ñëw ngir saytu bi mu ñu indee rapport bi mu nekk lu yéem ci li ñu gis ci mbind mi ak ci image yi ne dex gi ñi mu ngi yàqu ñu yónni defaat fi beneen ndaje ci jamono yële weesu ci weeru novembre ñu waxtaan ak gouverneur ak préfet yi ak ñiy teewal hors-parleurs yeeg borom dëkk yi ngir saytu mbir mi tey nag au commissaire jiite délégation bu mag boo xam ne dafa ànd ak taskatu xibaar yi li tax ñu tànn leen mooy dañu bëgg xamal ni ne yàqu-yàqu mu ngi am te yàqu-yàqu bu amee ci Falémé bi ñeenti réew yi bokk OMVS muy Guinée Mali Mauritanie ak Sénégal ñoom ñëpp la nar a jural njaaxum surtout produits yi xam ne muy mercure ak cyanure ñi def or ñi ngi koy jariñoo te loolu dafa di indi ay danger ci nit ñi naan ndoxu dex gi loolu moo taxoon tey au commissaire ñëw nañu yee nit ñi waxtaan ak ñoom ndax ni mu ko waxee ñetti tànk la bu njëkk bi mooy yee nit ñi bu yee bi doyul ñu gën a taxaw ak autorité administrative bi amee nag ñoo xam ne nangu ñoo dégg yee bi nangu ñoo dégg taxawaayu administration bi bu boobaa nag yar door a ñëw doole buur ngir xamal leen ne lii njariñu lépp la duñ nangu benn nit di ko yàq. Amadou Lamine Ndiaye directeur de l'environnement et du développement durable ci organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal nañ ci ñëwaat ni mu gën a yaatoo ci ab grand reportage ci RFM fii la ñu tëj buntu quartier vert ba ba si di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi.